jàngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru marax yi ponk ci gën a fës ab accident bu metti boo xamante ne moo am ni ki sànq accident boobee nag ab minicar la bu daal di rek kon mbëkk ab moto bu gendarme bi nga xamante ne nag kon moom moo jiite woon cortège bu Ousmane Tanor Dieng njiital Haut Conseil des collectivités territoriales gendarme bu moom ca saasa la daal di faatu ñoom ñooñu nag ñu nga doon jëm rek ca Porokhane accident ba ma nga amee ca boor yi Sandiara lu soxal nag kon néewub gendarme boobee yóbbu nañu ko ci morgue bu hôpital bu Mbour procès bu Khalifa Sall kon ma ngay wéy moom maire bu Ndakaaru donte nag sax ëttu attekaay bu CEDEAO am na lu mu jël ci moom dogal boobee ndax daf ko lankal la mu doon sàkku tey ji nag défense bi la ñu wax rek mooy Khalifa Sall otage politique la loolee la ñu seetlu nee nañ nag nguur gu ñëw ak ka ngay jàpp kon Khalifa Sall moom otage u Macky Sall te du guléet nag ndax loolee ci jamonoy Senghor la woon ba fii ñuy waxee ak yéen beneen ponk ci biir xibaar yi muy nag njàng mi nga xamante ne nii yëngatu na lool fële tamit ñu seetlu ca Kaffrine collectif ba nga xamante ne moom moo ëmb ndongo yi nekk ca lycée bu Kaffrine ak CM ba ñoom nag wàcc nañu ca mbedd ya di ñaxtu ndax nee nañ grève ya tar na lool ba tax na nag gàllankoor sax la leen indil la ñu bëgg na mooy yëf ya dakk am na ab mémorandum bu ñu jébbal gouverneur bu diwaan ba fële ca lycée Maurice Delafosse ñu gis ne grève ya takkar naas na ba tax na ndongo yi sax ña ngay xel ñaar lan mooy seenu ëllëg ci wàllub njàng mi foofee nag ñu gis ni sax def leen a gàllankoor ba examen premier semestre yi daanaka ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo féetee ci classe seconde yi sax mënuñoo def ab composition loolu yëpp ñu ngi koy naqarlu administration ba nag ma ngay def kéemtalaay kàttanam ngir rek mën a taxaw ci yooyee grève tàggat yaram daan ci addu ak génération foot bi nga xamante ne suba mi ngi waajal jongante diggam ak Misr Al Makassa bu Égypte tey jii nag ñoom daal dinañuy tàggatu waa génération foot am nañu nag yaakaar ci jongante retour boobee ñu am ci ndam dinañ ci ànd ak Cheikh Tidiane Diawo ma ñu teewal fa fee ca Égypte mbokk yi ponk yaa ngi ni bu ngeen taaxawlu tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. jàngeen jëf ci ànd beek ak télévision Futurs Médias xibaar yi ñu tàmbali ko ak accident bi nga xamante ne nag accident bu metti la bi am ni ki sànq ba gendarme bi nga xamante ne sax moom moo jiite woon kon cortège bu Ousmane Tanor Dieng dafa mujj rek ñàkk bakkanam benn minicar nag moo leen daal di mbëkk loolee nag ma nga xewee kon ca boori Sandiara néew ba nag yóbbu nañu ko ca morgue bu hôpital bu Mbour ña nga doon jëm nag Porokhane maanaam cortège boobu ci jiite woon Ousmane Tanor Dieng ña nga doon jëm rek ca Porokhane dinañ ci dellusiwaat ñu daal di wax ci keneen koo xamante ne nag daal dinay kon ma ngoog élément bi kon mu mel ni kon yemb na ñu teewlu ko. accident baa ngi amee ci route nationale bi fu toll ak Ludi di ab village bi nga xam ne mu ngi diggante commune Mbour ak bu Sandiara ab minibus moo daal di mbëkk moto gendarme bi nga xam ni moo doon jiite cortège Ousmane Tanor Dieng njiitu Haut Conseil des collectivités territoriales nekk tamit njiitu parti socialiste Porokhane la doon dem gendarme bi di Massar Diop daal di ñàkk bakkanam ci saas ya teewul cortège bi moom dafa continuer dem yoonam gendarme bi nga xam ni mu ngi am fanweeri at ak juróom-ñaar moom ci escadron motocycliste bu gendarmerie nationale la bokk bu ñu sukkandikoo ci sunu ay xibaar chauffeuru minicar bi di xamle ni ab camion bi nga xam ni moom moo newoon ginnaawam moo ko xatal li ni mel la tax sax mu daal di perte contrôle am daal di dal ci moto bi nga xam ni gendarme bi bokkoon ci cortège Ousmane Tanor Dieng moto bi nag lépp a yàqu fi mu ne nii sax mu ngi ci gendarmerie bu Mbour tamit chauffeur bi ak apprenti am fi mu ne nii ñoom it ñu ngi ci loxol yoon li jëm nag ci néewu ndawu escadron bi fi mu ne nii mu ngi ci morgue hôpital bu Mbour. mangook ñu koy jaajëf lu baax Abdourahmane Diallo ñu wax nag keneen ci koo xamante ni génn na àdduna moom it ni ki tey jii di taskatu xabaar bi di Amadou Mbaye Loum ñu ràññee woon ko lool ci liggéey bu rafet bi nga xamante ne mi ngi ko doon def ca rajo télévision bu Sénégal liggéey na fa nag daanaka lu jege fanweeri at moom moomee di Amadou Mbaye Loum tey jii nag la daal di kon ñàkk bakkanam ci hôpital principal bu Ndakaaru ñu ràññee ko tamit lool ci ay reportage yoo xamante ne nag daan na ko def
def ci wàllug militaire xamee woon ca lool moom Amadou Mbaye Loum ñuy fàttali nag ne daan na dem lu bare bari ci terrain de guerre demoon na fa nga xamante ne rek moom mooy Liban àndoon nag ak soldat yu Sénégal yi loolee ci année 80 yi la woon gannaaw bi tamit jot na interviewé woon ki nga xamante ne nekkoon na njiitu réew bu Guinée Bissau ci atum 1998 muy João Bernardo Vieira loole nag ci guerre bi nga xamante ne sonaloon noonu lool tamit réew moomee télévision Futurs Médias ci samay kaddu di jaale rek radio télévision Sénégal waa RTS di jaale tamit njabootam dinañ ci dellusiwaat nu mu gën a yaatoo ñu wax ci procès bu Khalifa Sall wax nañ ko sànq ak ëttu attekaay bi fare ci CEDEAO ñoom dañu ko lank rek li mu doon sàkku ci moom ndax li mu doon sàkku kon ci ëttu attekaay boobu ndax dafa jàpp ni àqam ak yelleefam dana ko salfaane moom moomee di Khalifa Sall gannaaw la ñu koy toppee ci caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru procès bi nag ñu wéyal ko tey fii défense bi nag ñoom la ñu xamle rek mooy nguur gi ñëw ak ka muy jàpp ci wàllu politique kon Khalifa Sall ñoom jàppee nañu ko otage bu Macky Sall te loole nag ñu ne dugguleet ndax ci jamonoy Senghor la woon jaar ci Abdou Diouf ba ci jamonoy Wade. dinañ ci dellusiwaat ak Cheikh Tidiane Dione ndax moom moomee tamit moo demoon ci tribunal ñu wax ci njàng mi nga xamante ne mi ngi jànkonteel ay jafe-jafe yu tar bokk na nag ci doxub ñaxtu bi nga xamante ne nii ndongo ya nekk ca lycée Rosso bu Sénégal wàccoon nañu ko ca mbedd ma di naqarlu anam yi nga xamante ne seen daara ja nekkee na ko nee na nag ñeenti salle de classe moo fa nekk lu soxal table banc yi tamit matul ñaari téeméer loole yëpp ñu di ko naqarlu ñu ne sax daara ja boo koy xool kon moo nekk ca gannaaw ndaare la ca daara mboolem daara ya fa nekk Ousseynou Diop Habib Seck. lycée boo xamante ni kenn nekk fa ay ndongo yu nekk ci mbedd mi wane seen i naqar lii la élèves yi nekk ci Rosso Sénégal amal jóge ci collège yi nekk ci Ronk Ndiaténe ak Rosso lycée bii at yi ci ginnaaw ay jaloore la doon def léegi nag moo jël ndaare ci kàddu xale yi te la ko waral bokk na ci jafe-jafe ya ñuy dund ci bërëb bi. ñun dañu sonn moo tax ñu def suñu mouvement bi pour ñëpp dégguñu pour le président de la république dégguñu parce que conditions yi ñu dund dafa metti 4 salles de classe ci 735 élèves loolu dafa metti benn prof espagnol amuñu électricité ñun amuñu ndox bu accessible ñun da ngay gis élève boo xamante ne bii dafay xëy 8h10 mu del seen kër parce que amuñu salle. fii ci Rosso élèves yi nag ñu ngay xuppa nguur gi rawatina kilifa yi yor wàllu njàng mi ngir ñu gën leen mën a jàppale. dañu condensé ba ñu mat ay 84 élèves ci benn salle te fii ñii village yëpp fi la ñuy jàngsee waa Magam fi la ñuy jàngsee waa Ronk fi la ñuy jàngsee waa Ndiaténe waa Thiagar ñëpp fi la ñuy jàngsee ci 4 salles de classe ñun dañu sonn nañ ñoo ngi wax nag Macky Sall ñoo ngi koy lancé appel bu solennel moom ministre de l'éducation nañu ñëw ñun sonn nañu Rosso. marché bi ñu tàmbale ko ca buntu dëkk bi jeexale ko ca mairie bu Rosso Sénégal élèves yi nag ni ay saafara yu gaaw la ñu bëgg budul loolu daañu desiwaat ci mbedd mi. nañu ñëw ñu yara réagir suñu réagirul ñun daañu wàccaat ci terrain te dinañ def leneen dañu bloqué système bi dinañ ñëwee beneen anam dinañ ñëw ci beneen anam te xoola pareeguñu ñoo ngi kaasa ndax ñun dañu sonn chaque jour da ngay xëy wàccaat ndax amoo foo jàngee. lycée bu Rosso Sénégal juróom-ñaari téeméer ak fanweer ak juróom ci ay élèves la ñeent salle de classe la am téeméer ak juróom fukk ci ay table banc xale yi ni nañuy jàngi ca lycée ba dundug wéreyaan la te bëgg nañ mu dakk ca na mu gën a gaaw. doxub ñaxtu boobu bokk na ñu ko amali tamit ña nga xamante ne rek ñoom ñoo nekkee ca lycée bu Sem bu Kaffrine dinañ ci dellusiwaat ndax ndongo yooyu nee nañ nag grève yi daf leen sonal lool muy grève bu jàngalekat yi loole sax dem na ba gàllankoor seenub njàng lu soxal wàllu grève boobee seetlu gi ca lycée Maurice Delafosse ñu ne nag ndongo yi ña nga ci ay jafe-jafe ñoom it ndax tey jii mënatuñoo rek kon def examen yooyu nga xamante ne ni jëm na ci premier semestre ba maanaam na mu war a jaare jaarewul yoon noonu ndax gis nañ ni kon grève bi daf leen sonal lool classe seconde yi tamit gis nañ ni ba nëga ni defaguñu ay composition ba tax na nag administration ba jël na matuwaay ngir taxaw ci jafe-jafe yooyu Aminata Mbaari Sow. diggante bureau ak salle de classe yi monsieur Faye di def kéemtalaay kàttanam kii nag mooy proviseur lycée Maurice Delafosse fi mu toll nii mu ngi xalaat ci yan anam la mën a génne ci perturbation yi nga xam ni mu ngi juddoo ci grève yi am ci enseignants yi. mais depuis janvier février am na professeur yoo xam ne benn weer def nañu 6 jours de grève donc loolu duñ ko mën a dabbu noonu du yomb ñu dabbu loolu. du yomb
dina am ay jafe-jafe pour ñiy def examen ak ñi deful examen parce que du ñu jeexal seen i programme te dañoo war a jeexal seen i programme jàng leneen. man comme professeur philosophie la damay waxtaan souvent ak professeur philosophie mais ñoom avance bu baax la ñu amoon ñu ngi woon sax ci génnoon nañu premier chapitre bi ñu ngi woon ci deuxième chapitre bi. professeur yu bëri ñëwuñ def seen ay cours te boo xool presque sujet yi ñu jox boo xool ñu ngi def presque ay 3 leçons bu dee histoire la ñu ngi def 3 leçons histoire et 2 leçons géographie te sujet yi bien vrai que ni jàng li ñu si jox yëpp jàng nañ ko mais am na ay kii yu nekk ci biir yoo xamante ne nii élèves yi mënuñ ko comprendre à 100% parce que méthodologie bi si war a prof yi defuñ ko ak ñun. ci école am bile naam tàmbali nañu évaluation premier semestre yi waaye am na yenn classe yoo xam ni bu moytuwul ren duñu composé ci premier semestre bile. yaa ngi ñu fekk ñuy composé première suba la ñuy jeexal bu soobee yàlla. seconde yi nag la ñu am jafe-jafe composé parce que ñun suñu seconde yi dafa bare am nañu fukki classe ak juróom benn seconde bu ñu naroon composé seconde ak première du ñu am surveillant yu mat ñu ngi composé ñun man yenn saa yi damay dugg ci classe yi surveiller censeur day surveiller sama surveillant généraux yi day surveiller. boo gisee suñu ay sujet composition su génnee lu bëri am na ay question yoo xamante ne suñu jàng yegagul foofu à cause de grève yi ndax prof ñoom ñoo retardé lu bëri loolu la. leneen li tiital proviseur bi mooy jàllu feuille yi nga xam ni ay copie d'examen la te ba léegi ñi ko war a corriger ñëwaguñu jël si ko. waaw am na ñoo xam ne jël nañu seen copie xaw ma nag ndax ñu ngi koy corriger wala déet am na ñoo xam ne jëluñu seen i copie parce que pour ñoom dañoo boycotté composition. am na mot d'ordre moom dinañ ko lever xaw ma mars lay doon xaw ma avril lay doon mais xam naa ne moom dinañ ko mës a lever waaw war ñu xalaat aussi mu bañ a am embouteillage bu boobaa. grève mi ci njàngale bi tiital proviseur bi waaye tiital tamit xale yi ci noonee sax élèves yi ñoom nee nañu fi mu toll nii ci seen gouvernement scolaire ñu ngi daje ak seen yeneen i moroom ñoom nag ñuy xalaat ci yan anam la ñu mën a doxee tànku jàmm su ko defee ñu mën a reprendre seen cours mën a tamit jàng ci xel mu dal. ñu koy jaajëfal Aminata Mbaare Sow talaata yi nga xamante ne nag dañu ko jagleel wàllug xarala bi yoon nag wàllu wér-gu-yaram la ñu ci waxtaanee ci biir xarala yooyu solo si nag mooy ni ñuy fexee rek ba tamit wàllu xarala yi ñu ci mën a waxtaanee ci wàllug wér-gu-yaram waaye tamit ban njariñ la mën a indi rek kon Sénégal ndaje moomee nag boole ay acteurs yu yëngu ci wàllu wér-gu-yaram jëriñ ji nga xamante ni moom sax la ñu dénk wàllu woowu àdduna ci mbir mi nee na nag dañu war a rek soppi doxalin di dox ak ni xarala yi di doxee. su ko defee sax ëllëg lépp loo xamante ne nii dañ koy def ci mbirum santé moo soxal sax wàllu yorin wa ñu jaarale ko ci xarala yooyee ñu teewlu Abdoulaye Diouf Sarr ci micro Fatou Bintou Konté. secteur santé la ñuy xool naka la ñuy mën a utiliser numérique ci biir santé ma wax ci sama discours que ne bu ñu bëggee xam santé ëllëg fan la jëm il faut ñu xool santé bi nga xamante ne moom mooy utiliser numérique parce que tey mënuñu donc toujours di liggéeyee comme ni ñu doon liggéey en 1960 wala 1970 am na donc xarala yu bees yoo xam ne bu ñu ko dugalul ci mbir yi rek danañu xaw a tardé mais lépp solo mooy xarala yu day tax mën nga nekk Touba def sa diagnostic médecin bi la koy liiral xam lan moo la jot nekk fii Dakar loolu déjà danañu mën régler problème yu bëri en matière donc de spécialisation utilisation ressources humaines yi mën nañu aussi donc ne dana tax donc liggéey bi gën a yomb ci biir établissement public de santé parce que lu bëri ordinateur moo koy def lu bëri effectivement donc danañ ko mën a saytu nu mu waree bon nag li may rafetlu rek mooy li ñu ci boole nguur gi li ñu ci boole état bi parce que acteurs yi bëri na ordre des médecins ñu ngi fi faculté de médecine ñu ngi fi ñu yore ay clinique privée ñu ngi fi établissement public de santé ñu ngi fi ñooñu ñëpp nag ay acteurs lañu yoo xamante ne benn système bi moo leen intéressé bon donc état bi dana xool ci biir projet santé digitale naka lay organiser loolu yëpp pour que donc mu nekk nu mucc ayib pour que acteur bu nekk gis ci boppam ci noo xamante ne du gaañ patient bi du gaañ effectivement ñi xamante ne ñoom ñoo nekk ci système bi parce que ku nekk rek même système bi ngay utiliser état bi dafa war a nekk donc un état régulateur.
lii tamit beneen matuwaay la rek jëm ci dooleel koom-koom bi soqeekoo ci alam bi bii nag mooy ñaareel bi yoon ñuy amal ay bis yooyu jagleel ko kon alam gi ni ñuy fexee nag ba gën koo dooleel jàpp leen ni mbootaay réew yi tugal yi kon ñoom ñoo ci dugal koppar lu toll ci ñaari téeméeri million ci suñuy koppar lépp niñ ko waxee rek dooleel koom-koom gi soqeekoo ci alam bi Cheikh Diop. ay boroom xam-xam yu bàyyeekoo ci ay gox yu fasantikoo ngir weccantey xalaat waaye itam daal di fësal bu baax li nga xam ne moom moo di bonne pratique ci ñaareelu bés bi nga xam ne jagleel nañ ko économie verte. économie verte mooy maanaam koom-koom koom-koom bu dox waaye koom-koom bu nga xam ni day sànni bët am bi àll bi ndox mi koom-koom bu nga xam ni du da ngay tibb rek di def. daana am naa foro yu bëri damay dagg rek di dem wala am na suuf bu bëri damay et cetera non koom-koom bu nga xam ni day koom-koom buy réfléchir la koom-koom bu xam lan la ñu war a jël koom-koom bu xam lan la ñu war produire koom-koom bu xam buñ ko produire naka lañ koy séddalee ba ku nekk ci waa askan wi gis ci seen bopp. lii lee ñu daal di koy nas ci ay bés yoo xamante ni alam gi am na ay jafe-jafe li nga xam ne nag moom moo di bëgg-bëggu bi leen daje moom moo di fexe lu ñu saafaraal lu ni mel. pour lu nga xam ni pollution la daanaka dana wàññeeku ndax képp kuy produire da nga xalaat li produire lu baax produire lu jëriñ askan wi ba pare moytu nag di leen indil ay jafe-jafe santé. xam nga tey pollution air bi wax nañ ko waxaat ko remonter ndox mi ci géej gi waxoon nañ ko moo doon thème bi donc lëkkaloo bi ñu am suñu plateforme bi dañuy yéegaat tuuti escalier yi kawe tuuti xool yu nga xam ni vraiment buñ ko taxee ci loxo askan wi dana tax yenn façon yi defin yi soppeeku. ngir daal di gunge réew bu Sénégal ci li nga xam ne moom moo di économie verte Union européenne nag daal di dindi ci gafagaam lu tollook 200 millions ci suñu ay koppar bu ñu sukkandikoo ci Amadou Lamine Diagne. Sénégal boo ko xoolee ba ci biir donc ñun liñ ci jot a am daaw mu ngi entre 250 ak 300 millions lañ ci am ngir pousse gëstu bi ngir tamit jàppale tuuti programme bu ñu fi am bu tudd passé bu nga xam ni liggéey wutal xale yi liggéey. moo ko tax a jóg voilà loolu lañ ci jot a am mais tey am nañu ambition parce que dañuy jouer leadership ci kifin boobu ci sous-région bi bu ñu lëkkaloo danañ am plan d'action bu nga xam ne dana tax suñuy bëgg-bëgg dana gën a kawe. ñi nga xam ne teewoon nañ ci bile ndaje itam waxtaane nañ fa yenn ci ay liggéey yoo xamante ni war nañ koo mën a génne ci wàllu alam gi waaye itam fexe rek noo xamante ni war nañ koo mën a def mu daal di gën a ñoŋ ñi nga xam ne ñoom ñooy yeewoo fii ci tund bu réew bu Sénégal ñu gën a xam li nga xam ne rek moom moo di économie verte. baykat yeeg jafe-jafe ñi am nag ci jaay seenub gerte gannaaw ba ñu nemmeekoo ni gerte gi bari na lool ren njiitu réew mi Macky Sall sax maa ngi ci doon dalal seenub xel fële ca Kaolack lu ni mel nag Thierno Bocoum moom àdduna ci nee na nag nguur gi mënoon naa jël ay matuwaay ba fànk lu ni mel du bàyyi nag ba yëfi ne këtt ne jonn mu taxaw ne da ci wut saafara gis-gisam nag ute lool ak bu Pape Mahawa Diouf moom mi faree ci APR Mame Birame Diouf. ren li ñu béy ci gerte takkul lool 1,4 million tonnes waaye ay jafe-jafe am ndax béykat yi ñu ngi koy dund Thierno Bocoum mi nekkoon ci Saloum ci ab tournée gum doon amal nemeeku leen di xamle ni jafe-jafe yooyu am na. tey gisuñu ku ñuy jaay wala suñu gisee ku ñuy jaay prix yu yomb la ñuy obligé jaay ko mais mënuñu def leneen parce que dañuy war a dund dañ jàpp ne nag ne loolu. doon na loo xamante ne dañ ko ñaawlu. bu dee président Macky Sall mu ngi laaj sax béykat yi ñu ne nikku bañ a yàkkamti xam ni kon campagne bi des na te it jafe-jafe yëpp dinañ ci génn Thierno Bocoum jàpp ni nag politique ga ñu amal boobu ba léegi moo ko waral. su dee lii yëpp su amee parce que ñoom dañoo investir si mbéy mi fexe ba mbéy mi gën a moderne gën a baax paysans yi gën a mën a béy. waaw soo defee pexe yu mel noonu su dee loolu nga ne moom nga def waaw xanaa war nga prévoir que ne loolu dina am lu mu jur waaw lu mu jur su jëlee dafa jur production bu am solo bu bëri mais production boobu doo bàyyi bañ ne këtt na jonn nga ne da nga koy jéem a régler avant. lu fu benn nguur mës a def ci wàllu mbéy ren nag weddi wuñ ne cours mondial bi ak ay influence yoo xam ne c'est exogène am na ay influence ci biir réew mi
waaye Sénégal am na matuwaay yoo xam ne ak pas-pas boo xam ne njiitu réew mi am na ko ak ñi mu àndal ak ministre bi Pape Abdoulaye Seck boo xam ne dinañ ci am résultat nga foog dinañ del si dinañ del si liñ ci war a régler dinañ ko régler incha allah béykat yi nañu wóolu président de la république ni mu àndee woon ak ñoom démb di régler seeni problème noonu lañ ko nar a defee ren tamit ci kattanu yàlla. daanaka ñetti weer des kon ñu jeexal campagne mi jëm ci njaayum gerte gi béykat yi di nëgëniku am yaakaar ni dinañ ci génn ak mbégte. ñu wax ci tàggat yaram ak Génération Foot mi nga xamante ne mi ngi waajal kon janoom ëllëg ci àllarba ji ak Mistral Makassa bu Égypte muy nag match retour boobee ñoom waa Génération Foot nag tey tàggatu nañu jàpp nañu nag daanaka lépp yemb na moo xam mental bi waaye tamit tactique bi kon mu mel ni daal nañ leen waajal bu baax a baax ngir nag ëllëg bu ñu songee rek mën a am ndam Cheikh Tidiane Diaw la ñu yebal foofee ci Égypte. Détermination ak intensité la ñu nemmeeku ci ñaareelu séance d'entraînement bu Génération Foot fii ci Caire gune yu Déni Biram Ndaw yi jàpp ni liggéey nañu lu tax ñu war a def résultat ci jongante bi. match bi moom lu si des bëreetul quoi soo gisee ni ñu entraîné tey xam ne équipe bi ambiance bi moom baax na ñoo ngi ci te gëm nañ ni incha allah nañ def exploit bi quoi incha allah. naka la équipe bu gagné ñaari bal ci dara nar a aborder match retour ak ñaari but d'avance staff technique bu champion wu Sénégal yi war ci andi tontu. jongante bu mel ni nag boo si ñëwee sa xel dina nekk ci man damay ñëw taxaw wala damay ñëw utaat ndam defe naa ne ni ñu waxtaanee lépp ci boppu xale yi ak bopp ñi leen di tàggat la mais am naa yaakaar ne aussi niroowul ak jongante raw gàddu ndax bii ci jongante bi ñun dañ ciy ut maanaam jàll. ambassadeur bi toogal Sénégal ci Égypte ñëw seet si équipe bi ñaax leen ngir ñu gën a jël ndam li. waaw lii yoo ko tax ñu ñëw fii ginnaaw suñu doom yi dañu teral ba équipe bu Égypte bi demee donc au Sénégal ñu am comportement bu rafet waa réew ma tamit teeru égyptiens yi ba ñoom ci seen wàllu bopp ñu koy wax dafa jaadu nag bu suñu doom yi ñëwee fii ñu ñëw seet si leen nemmeeku leen. sargal leen ci li nga xam ne moo weesu wante ñu ñaanal leen tamit ba li nga xam ne moom la ñu dëgmal yàlla may leen ñu dugg ci ak bismillah rahmaan rahim génn ci ak alhamdulilah rabbil alamin. Génération Foot di daje ak Mistral Makassa ci àllarba ji seen buteur bi di Yankhoba Diardiou naru ko teewee donte espoir bu ndaw am na waaye staff médical bi nee na du jël benn risque. jaajëfal ko bu baax Cheikh Tidiane Diaw yéen it sant nañu leen gërëm leen Chérif Dia mi ngi waaj ngir teew fii faram-fàcce leen xibaar yi ci nasaraan jërë ngeen jëf.